lu ci palang ba nga xam ne nguur gi def ko tegoon daaw bi mbënd mi amee ñoom ñu doon def fu liggéey ba toll dalal na xelu askan wi nguur gi sumb na ay liggéey ngir ren ji mbënd mi duñu sonal rawatina ci banlieue bi te sax sa Kër Massar mbënd amu fa loolu moom moo ko xamle moom Omar Gueye ñu dikkaat ci ak Fatla Mbaye Diop. ci atum 2012 la njiitu réew mi daal di fi teg li nga xam ne mooy programme décennal de lutte contre les inondations koppar gi nag toll woon ci lu jege 767 milliards de francs CFA loolu ñu jublu ko ci ñetti sous programme doon aménagement du territoire restructuration ci wàllu relogement waaye tamit du ñuy lijjantee ndoxu taw bi mu des nag lu dul benn at rek ngir programme décennal boobu jeex tax nag ñi nga xam ne ñoom ñooy mission d'information parlementaire ci lu jëm ci wàllu inondation daal di joxe rapport am ginnaaw nag juróom-ñeenti weer ba nga xam ne rek ñoom teg nañu boobu l'émission tayit ñuy wax ne gis nañu ne lu toll ci 511 milliards lu teg dépensé dañ ko ci wàllu liggéey bi nga xam ne def nañu ko téeméer boo jël juróom-benn fukk ak juróom-benn yu toftal juróom-benn fukk ak juróom ci taux d'exécution am na ay ouvrage yoo xam ne ñoom jàpp nañ ne defar nañu ko waaye nag lu ciy ñuul mooy entretien ba dafay poser problème itamit lu jëm ci wàllu assainissement nekk na loo xam ne day lajj bu ñu daal di rek tabax li nga xam ne mooy may ci biir rapport bi ñu wax ne collectivité locale yi tamit duñu dugal seen loxo lu bari ci xeexum inondation yi ministre bu yor nag wàllu assainissement nag daal di xam ne nag bari na effort yi nga xam ne gouvernement bi daal dina koy def laata nag Abdoulaye Daouda Diallo di xam ne nag li jëm nag ci xeexum inondation lu toll nag dinañ ko soxla itamit ngir yeggali xeex bi na mu waree. ayca le député du peuple ndax gis nga kon bu ñu sukkandikoo ci chiffres yeex matukaay yi nga xam ne Omar Gueye le ministre wax na ko banlieue Ndakaaru Ndiaye mbënd du am ren ndax gëm nga loolu. waaw nañ xaar nawet baa ngi bët a ngi seen bi kay li am solo mooy comme ñoom ay kilifa lañ. bu ñu continuer rek ci seen habitude yi ñu amoon maanaam di wax te foog ni Sénégalais yi amuñu xel pour mën a capter seen wax. nee nañu def nañ ci xaalis commission d'information bu assemblée nationale. daje nañu def nañu plénière yëkkati na ay kàddu yu diggeem bët sébbi na nañ xaar ba xam Dakar dina inondé wala déet. en tout cas bu ma nekkoon conseil am du ma véhiculer boobu la xibaar parce que benn taw doogu moo wadd ci Dakar Kër Massar gépp inondé donc ministre bu taxawee ci kanamu député yi les représentants du peuple après ni leen dëkk bi du inondé dina xaw a tey sama xel ñu ngi xaar ba xam dina inondé wala déet. ndax gëm nga loolu Birahim Diadji Touré ci banlieue bi rawatina sa Kër Massar. li ñu jàpp mooy ni ministre bi. moom dafa wax ci gannaaw bi nga xam ni mission parlementaire def nañ na xool ak yu ni mel maintenant nag comme dañu nekk ci nawet le plus important mooy la preuve par les actes ndax ñi nekk jamono ji muy Kër Massar mais dañu bañ a fàtte ni mbir mi du Kër Massar kese y a d'autres régions yoo xam ne tamit inondation yi laaloon na leen mais est-ce que dinañ dundaat la même situation on ne l'espère pas parce que mënuñu wax ne ni dugal nañ ci nangam ci ay milliards de francs CFA ci lu jëm ci wàllu woowu ci gestion des inondations ay plans Orsec mais à côté amoon na yeneen infrastructure wala yeneen i kuréel yoo xam ne dañoo am liggéey bu ñu waroon def ci wàllu inondation yi mais tey Mambay du question wu feesal bassin de rétention wala yeneen fii ndox mi réceptacle bi mu war a jaar ak yu ni mel mais demal ci yenn dëkk yi ci biir banlieue bi ci yenn gox yi mais tali yi li muy jël ci ndox bu nawet amee ba oto mënu fa jaar mën nañu jàppee ni loolu tamit c'est un problème te pourtant am na xaalis boo xam ne AGEROUTE waroon na ko ci dugal am na loo xam ne APIX waroon na ko ci dugal donc ce n'est pas seulement la gestion point des inondations mais également de ces corollaires ak difficultés yi nga xam ne dañ koy dund l'essentiel mooy que askan wi dëkkee Kër Massar comme ministre bi ni mu ko waxee duñu gis ay bateau yuy traversé pour jëlee ay population ci benn bërëb ba beneen bërëb ci biir ville bi on espère qu'on ne verra pas ces images cette année. yàlla baax na ñu àddu jëmale ci loi bi nga xam ne jot nañu ko voté mu jàll sa pencum ndaw réew ma mu jëm ci loi bu code pénal bi ak code procédure pénale bi jëriñ bi dénk wàllu ko yoon ci boppam moom génn na bataaxal di ci andi ay leeral gindi askan wi di leen xamal ne kon amul lu yees lu ak coppite yi rek moo ci am te loolu day tax koo bari ñu dikkaat ci communiqué boobee Fatoumata Diop moo ñu koy jàngal. infraction yi ñuy wax ci wàllu acte terrorisme nag duguleet bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bu jukkee ci ministère de la justice lu ñu mel nag am na depuis ci atum 2007 ba ñu indee coppite ci biir code pénal bile ci noonee nag jàpp nañ ne ay infraction la yoo xamante ne nag ñu ngi ko teg ci wàllu terrorisme bile waaye it gis nañ tam ci atum 2016 député yi adopté woon nañ it ab loi beneen bu yees bu modifié woon boobule code pénal dugal la nga xamante ne moom moo ci nekkul woon ngir
nag yeneen catégorie ci wàllu infraction bokk ci wàllub arme nucléaire naka noonu cybercriminalité waaye itam défense nationale réforme bu yees boobu nag la ko tënk di article 279(1) te it dafa taxoon rek ñu daal di yeesalaat boobule code pénal indi rek ay modification ci wàllu wu nu mel waaye nag gis nañ ni que depuis adoption bu boobee loi ci atum 2007 ak 2016 amul kenn kuy taxaw fii ci Sénégal daal ne rek mës nañ laa jàpp ci wàllu manifestation politique bu ànd ak ay violence naka noonu yàq wala sax bien wu doomi aadama te ñu jàpp la fi jugé la ci wàllu terrorisme fii ci Sénégal réforme yu yees yi nag dara waralu ko lu dul rek gën a élargir la nga xamante ne moom moo di rek champ wu incriminé ñi le di rek di jëf ñaawteef ci wàllu terrorisme. Birahim gis nga seen communiqué bi li ñu wax ndax gënul woon ñoom fii ñu mujj nii ñu njëkkee woon ko maanaam gindi askan wi ñaax leen ci li nga xam ne moom mooy loi bi modification yi ñu si bëgg a andi doog ko jàllale sa assemblée nationale. xam nga Mambay fii damay indexé le ministre de la justice ci boppam. à l' assemblée nationale ba député yëpp waxee ba muy ñëw pour tontu xuloo la indi woon ci gis nga fi mu mujjee foofu lañ ko doon xaaree. am na ku ma interpellé démb ne ma mais c'est la première fois ñu gis un ministre de la justice ñu def voté benn loi projet de loi ak yu ni mel assemblée 3 jours après muy dellu si ak communiqué pour expliquer le projet de loi ça pose problème. c'est-à-dire loi wala projet de loi boo xamee da nga ko yóbbu assemblée te avant muy àgg ci plénière jaar na commission jaar na fu mu war a jaar yëpp def étape yu mu war a def ba dem plénière ba nit ñi mën ko découvrir ci télévision yi ak ci rajo yi journalistes yi dem couvrir plénière bi te amoon na liggéey bu ñu defoon en amont ak en aval nga xëy 3 jours après génne un communiqué pour expliquer et expliciter la loi ça pose problème ça veut dire donc que am na liggéey boo xam ne defuñu ko Maître Doudou Ndoye qui est un brillant avocat et surtout un brillant juriste wax na ci faay yi ci nekk Maître Amadou Sall mi bokk ci ñoom tey Benno Bokk Yaakaar wala en tout cas le régime wax na faay yi ci nekk opposition bi parlementaire comme beneen opposition mi nga xam ni nekkuñu assemblée nationale wax nañ ci également ça veut dire donc qu'il faut nécessairement surtout loi boo xamee ni tey dañu ne c'est une loi pour lutter contre le terrorisme pour gën a may doole muy procureur muy juge d'instruction pour mën a xeex terrorisme mais expliquer ko askan wi déjà ci pencum ndawi réew mi bien avant moo ëppoon solo ba nit ñi mën ko voter parce que sénégalais yépp dañ ci war a gis seen bopp ci loi boo xam ne day xeex luy dem ci seen kaw mais moo ëppoon solo nga xaar 3 jours après di génne benn communiqué boo xam ne même dans la forme communiqué yi léegi malheureusement dañuy jooy Bruno Diatta amul signature amul date amul lu bari ça pose problème ça pose problème surtout ci ministre de la justice nga xamee ni c'est un avocat un homme du sérail war naa xam yoon wi ñu war a jaar ba leeral nit ñi ci lu jëm ci loi bu amee importance bu mel nii. El Hadj xanaa lii mooy jaan romb la ba noppi nga topp sa watat wa di dóor ndax nag mënoon nañu gindi askan ba noppi ñuy bàyyi ba mbir yi wees ñuy doog a naan dañuy andi ay leeral. dafay jox dëgg rek waa opposition bi waxoon ni leerul. te ñoom ñi jëkkoon a wax ñëpp ba ci assemblée nationale da ngay gis ñu doon attaquer opposition bi jëluñu temps mën a lire pour comprendre li nga xam moom mooy composition texte bi niñ ko bindee donc ñoom comprendre ñu ko woon alors. xam nga kon bu ñu ko comprendre woon duñ ñëw di dabaatal. ministre bi nee na daanaka amul changement li fi nekkoon donc moo fi nekkaat. pourquoi kon modification. lan moo tax ñu indi kon modification lan moo tax mu jël peine kon dem taxaw ci kanamu député yi à l'Assemblée nationale. en urgence def joxe explication. donc ñu dañuy wax ni le ministre bi muy taxaw ci kanamu député yi comme même moom comprendre wul woon bi muy annoncé mot modification. li xew démb ak li xew tey kay bu fekkee même texte bi la amul changement. mais lu ci yoonu modification ci article yooyu noonu la moo tax tey li nit ki ñime woon démb ñimewu ko tey moo tax démb ci guddi dama ko wax ci commentaire 20h ma ni Sénégal yi est-ce que mënuñoo juum sax ci ñi foog ni ñoom ñooy cible est-ce que ñoom ñooy cible bi ci loi bu bees bi fooguma ko te musuma gëm ni politique gu Sénégal moo mos a nekk cible modification loi bu bees bi parce que le fait ñu dugal ci biir organisation internationale wala bien international seen ay commerce bu fekkee ku ci dugg ci menacé ko wala nga laal ko te après dégg ngeen li xewaat tas ci internet bi am na ay sites yu crédibles yoo xam bind nañu ko ni am na ay magistrats français yoo xam ne bokk nañu ci participer nañu ci bindu texte boobu noonu
te ñenn ñu amoon ay biens yu ñu attaqué woon ci manifestation yi pratiquement seuls les Français. les Français. lan moo nar a xewaat suñu kanam moo tax man il faut ñu prudent mais vigilant surtout. loi bi suñu homme politique yi du ñu ay cible parce que mënoo nekk ci politique di laaj réewu Sénégal et di def jëf-jëfu terrorisme ci ay manifestation lay jógee ak ñoo xam bokkuñu fenn kenn mënu leen a contrôler mais lan moo nar a xew ba xeet wu mel noonu juddoo ci Sénégal mu nekk benn révolte. lu tax ñu waajal leen gàttanu leen balaa ñu egg ci xew-xew boobu ñoom lan la ñu naan ñoom kilifa yi fii ak ay fan wala fii ak ay weer yooyu mooy question yu gën sensible yu ñuy xaar ci loi bii nii ba tax ma ni Sénégal yi faaw ñu gën a vigilant. Birahim Touré taxul ñu wax terroriste Mame Mbaye taxul Bougane Gueye Dany taxul Ousmane Sonko taxul mais am na leneen luy ñëwaat ci kanam. loo xam ne moom la loi bi muy gën a corsé ndax bu boobaa du tënk benn fu ku am obédience politique du tënk ku féete fenn ci wàllu diine mais dafay tënk toute une société ak sa pas-pas fu mu wàllu jëm fu mu màcc jëm. ci kanam tuuti loi bi wàllu pas-pas lay tënk. bu ñu laajee même sama diine wala ñu def même luy gàkkal sama diine du mu am droit manifester parce que ki kay laal dina am benn protection ci sama réew boo xam ne bu ma yëngatoo man ab terroriste. dana doy waar torop ñu àddu jëmale ci wàccaayu tabaski ji ni ma leen ko waxee ci ndorteel li xam nga ne ñetti ay bés képp moom moo ci des ñu soobu ci waaye nag ak tiitaange mu ngay tàmbalee am ci góorgóorlu yi donte jëwriñ bi ñëw wala sax directeur bu commerce intérieur mu ngay dalal xel yi di xam ne kon xar du manqué marché bi dana am ay xar waaye it lépp lu nga xam ne moom la ñu yittewoo ngir naka matal tabaski ji loolu yëpp dana mat sëkk mu di ay kàddu wala sax waxtaan wu mu sëkk ak Aline Badara Sonko. Tabaski 2021 problème xar du am bu ñu sukkandikoo ci Omar Diallo muy directeur commerce intérieur. ci wàllu woowu ñu ngi ciy liggéey ak sunu naataangoowu élevage yi ba tax na ñoom jóge nañu léegi fan yi ci benn tournée bi ñu dem nañu sax ba Mali et garantie yi ñu andil mooy que ni dina am ay xar yu doy yoo xam ne ni dinañ ko indi ci marché bi boole koog li nga xam ne ni ñun Sénégal am nañ ko ci xar. bu ñu boolee ñaar yooyu yëpp demande bi nga xam ne ni moom la ñu soxla dinañ ko mën a couvrir. mu toftal ci ne dëwlin gi pomme de terre bi ak soble bi gouvernement bu Sénégal jël na matuwaay yëpp ba approvisionnement bu doy am nañ ko ci marché bi. li nga xam ne ni mooy pomme de terre bi ak soble bi ndaxte pomme de terre bi ak soble bi fii lañ koy bayee te importation bi amul gannaaw loolu amul li fi nekk ci marché bi dafa ëpp sax li ñu soxla. te gannaaw li fi nekk ci marché dafa ëpp lu ñu soxla war na feeñ ci prix yi nga xam ne ni consommateurs yi moom lañ koy jëndee. mooy dëwlin bi te dëwlin bi li ñu ci soxla mensuellement 15 000 tonnes la te fi mu ne nii li ñu jot ci stock mat na pratiquement 35 000 tonnes prix bi itamit commencé na wàññeeku ci marché bi parce que disponibilité bi bëri na. moom nag moo ngi yëkkate yile kàddu ci am ndaje bi nga xamante ne contrôleur économique yi ñoo ko sumboon fii ci Saly Portudal. député du peuple El Hadj mu mel ni directeur du commerce mu ngi dalal xel yi ne xar du manqué ak lépp lu ñu aajowoo pour tabaski ji. doon naa gëm techniquement ñu joxe ay chiffres daaw statistiques yi nga xam ni nombre de têtes yi ñu soxla Sénégal parce que xam naa daaw changement bu daaw ak ren changement bu am solo amu fi donc war nañu xam ci wàllu statistique daaw ñaata mouton la ñu amoon ak ren ñaata la ñu soxla parce que heure bii daaw xar kenn du ko laal bi ñu demee ba ñu ni suba la tabaski. te man daaw mosuma woon gëm ni xar dina manqué. parce que dafa am benn nouvelle donne bu ci am boo xam ni ñi doon jënd tabaski ñëpp léegi dañuy yar ay xar seen kër. donc loolu moo taxoon daaw xar manqué wul mais ndax tendance daaw bi moom mooy valable pour ren wala déet en tout cas ñi éleveurs yi ñu bëri nee nañu xar du manqué mais am na ci ñoom ñu ni xar dina manqué parce que ci ñoom am na ay teefanke yu doon dem di jëndi te jëndi wuñu donc ñooñu dañuy jàpp ni faaw mu manqué. donc fi mu nekk nii même. directeur commerce intérieur doon naa gën a am dëgër lay ci ay kàddoom bu fekkoonte woon ni préciser na nombre de têtes yi ñu soxla parce que yomb na leen ñu xam ko daaw ak ren parce que chaque année dañ ko doon def ci jamono yi Aminata Mbengue Ndiaye soxla nañu nangami tête de mouton pour tabaski gi mais gëj nañ ko def depuis maire bi jógee ci ministère bi ak léegi ñi fi nekk doo xam ban chiffre la ñu annoncé guñu ko bokk donc mënu ko ni xar du manqué te yow sàmmul woo xamoo ñuy tabaski xamoo nombre de moutons yi xamoo waxoon nombre de points yi nekk Dakar jamono maire Aminata Mbengue Ndiaye da la doon wax nombre de points yi nekk Dakar yow xam nga nombre de points yi nekk bu ñu tolloo ci jamono ji mais xamatoo ko léegi xamoo ñaata oto ñu yeb ay moutons c'est-à-dire que moo tax ma la technicité bi nga xam moom la ñi gis nga ay homme d'état dafa am quoi mais léegi nii tënk ko nii rek ci bopp Sénégalais yi foog nii loolu lay wax tey suba dañ koy fàtte nee nañu xaw du manqué on va voir
mu ngoog Birahim am na ñoo xam ne nee nañu bu fekkee mi directeur du commerce intérieur nee na xar du manqué te fanke yi nga xam ne ñoo féete sa mbuur ñoom ci boppam nee nañu même bu xaramee it njëkk yi dana cher ndax jafe-jafe ñu jànkoonteel te waa ministère bi ñoo leen ko teg ñoo dooleeku sa même banque yi sax ngir ñu am fay financement yi jafe-jafe la Amadou Ka mooy seen njiit éleveur sa Malicounda ñu teew lay kàddoom